jaajëfal leen ci taxawaay yi woote dafa metti donc mais ba wootee nit ñi ñëw ak yéene dëgg-dëgg da ngay sant yàlla sant nit ñi gis nañu ñëpp kontaan nañ ci taxawaay yi xale yi ñoo woote mais jigéen ñi ñoo ëpp paradoxe boobu laa constaté jeunes yi ñoo woote mais boo gisee ci salle bi ay mukkalaf rek ñoo fi nekk kon ñu ciy sant yàlla di leen remercier vraiment ci ñu wuyu si di nuyu monsieur le maire bi nga xam ne moo fi représenté le maire ak le président du conseil départemental aussi qui est représenté ak kilifa yi fi nekk yëpp ñoo ngi leen nuyu di leen ziar di kontaan ci jéego yi nga xam ni def nga ko tey wuyu si ko parce que ñun ñoo bokk waar bi ñun ñëpp président Macky Sall dañuy liggéeyal pour lu ko jox ndam. ni ko Abdoulaye waxee ñu def lii ca xalaatuñu sunu sëriñ sunu papa bu tedd ba sëriñ Abdou Aziz Sy Al Amine ñëpp xamoon position ci Sénégal mais position aussi par rapport ak président Macky Sall wax na ko ci kaw wax ko ci suuf wax ko en public wax ko en privé comme moom day il soutient le président Macky Sall ca mi ngi ñaan képp koo xam ni yaakaar nga xadara maam Cheikh Seydi Hadji Malick mu jàppale ko ndax président Macky Sall dafa defal teranga xadara maam Cheikh Seydi Hadji Malick te ñun lu ñu xam li diine digle mooy hal jazaa'ul ihsaan illal ihsaan nee woon na lii ma bëgg képp ku ma ci jàppale am nga reconnaissance su xadara bi mais képp koo xam ne da nga demee sa xel wala nga demee sa yëfi bopp ba jàppale woon ci jàppal ni yow yaa jàpp ne yaa nga ci xadara bi mais xadara bi ñun jàpp ñu la ñun génn na la ci kon bu waxee loolu génn àdduna ñu ay taalibe di ay soppe dégluwuñu ku ñu moom bu muy dund mais tey lañ ko gën a déglu moo tax tey ñu war a gën a xar suñu tànk tuba yi fexe ba la mu mébatoon bàyyi ko fa ñun njaboot yi ñu bañ a nasax ba loolu yàlla dogal ko muy ndamam di ndamu Sénégal di ndabaru xadara maam Cheikh Seydi Hadji Malick yëpp ñun nag ci liggéey boobu aussi mu amoon loo xam ni dëgg-dëgg dafa desoon parce que dem nañ ci élection yi mooy nattuwaay yi c'est vrai gagné nañu mais gagné boo xam ni dëgg-dëgg nañu waroon gagné gagné wuñ ko te ñun ñu nekkoon ci terrain bi gis nañu effort bi ñu def dëgg-dëgg def nañu lu nekk maire ministre président du conseil ñëpp def nañu effort sonn nañu bay bëgg a def sëñ Modou Gueye mais 43% la ñuy def maanaam lu ñu woon def nañ ko te 43% la ñu am alors que 49% mooy moyenne nationale bi département bi di 47%. kon ñun wàcc nañ ci département bi wàcc ci moyenne nationale bi ci ñu amoon ko mel ni Serigne Abdou mu taxaw ni ci lëng ba dem voté ji ñaaxuñu ci wooñu ci malgré tout ça amuñu résultat boo xam ni dal na xel président de la république ba moom mu ñëw ba fii ci Tivaouane mu wax ni su ma sañoon ngeen gën a dëgëral taxawaay yi nekk benn ndax dama yaakaar Tivaouane ci baatin mais yaakaar naa ko parce que poids électoral Tivaouane dafa am solo dafa bokk ëllëg ci yi ma war a sukkandiku pour jàll dès le premier tour. ñu gis ne aussi ba ñu jógee élection yi ba léegi man yàlla def na man dëkkuma Dakar def naa 5 ans assemblée nationale aw ma fa pantere fii laay ñibbisi toujours ba léegi fii laay ñibbisi kon lu xew Tivaouane dëgg-dëgg man dama koy dund à plein temps. gis nañ ni boobaak léegi taxawaay yi ci population yi ak engagement ya ñu jëloon ba ñuy campagne dara boole jeex defaguñ ci ca ñoo nga war a jëmaat ci population yi ca ñu nag ay gor lañu ca ñi moo ñu gàcc kon tey jii war nañu taxaw la ñu waxante woon ñu def ci suñu kemtalaay nit mën nga ko wax dem def la nga ko waxoon peut-être antuwul mais lu bon mooy mu mel ni musuloo ko wax ca tey ci bëree bëri ci loolu nit ñi dañuy reprocher loolu moo tax ñu incha allah programme yi mi ngi ñëw certes waxtaan naa ceeg le maire temps yi la passé ci programme bi fi mu toll affaire yi ba mu jox ñu ci information mais nañu ko accélérer gën a yokk taxawaay yi pour que ñun ñii di politique ñu mën a gën a am lu ñu wan population yi loolu aussi jàpp nañ ne aussi wax nañ ko Tivaouane dafa dépassé benn lycée Tivaouane benn lycée la amoon ak benn bâtiment ginnaaw yàlla deuxième bâtiment ba man mi maa ko dox bu ko proviseur ngay doon nekkoon ak professeur dinañ xam Bassine Gueye mi ngi nii ginnaaw yàlla ci samay relation ak samay xalaat ci la fa deuxième bâtiment ba ñëwee mais ña jógee Kër Cheikh wala Goumoun
mais bëgg traverser toute la ville di jàngi dafa metti Tivaouane dafa màgg ca lycée boobu dafa xat fi mu toll ca bu xatee performance yi élèves yi war a am duñu ko am moo taxoon ñuy ñaan président ñu defaat beneen lycée ci extrémité bi projet bi amoon na depuis xawma lu tax boobu ba léegi mu bloqué wu. bi ci des ñun nous sommes le premier département minier du Sénégal dañuy wax Kédougou mais Tivaouane c'est le premier département minier du Sénégal li fi nekk ci richesse ci sous-sol bi ci suuf si amul fenn. nous sommes le poumon horticole du Sénégal maanaam fukki légumes yi ñor ci Sénégal juróom-ñaari wala juróom-ñett yi suñu département bi la jógee mais département yi gën a ndóol ci Sénégal ci la ñu bokk loolu moo jaaxal nit ñi parce que simplement xale yi mënuñoo xëy jëm ci usines yooyu parce que non seulement usines yi jëlatuñu mais bu ñuy jël feneen la ñuy jël ca aussi lu ci ëpp lu ñu leen di wax mooy yéen kat amu leen qualification ñun li ñuy liggéey yéen mënu leen ko liggéey kon ñun jàpp ni tey sur les métiers agricoles horticoles sur l'élevage sur les métiers miniers sur la technique tey Tivaouane Thiès ñaata lycée la am technique mais nañu décentraliser indi Tivaouane loolu vraiment comme ça suñuy doom yi ñu leen di jàngal ñu nekk ay techniciens supérieurs di nekk ingénieur di mën a liggéey ci suñu mines yi mais di mën a liggéey partout même dans l'international. man personnellement toog naa président Macky Sall musuma toog a moom ba wax ko samay soxla toog naa ak moom mu wax ma problème Tivaouane ma ne ko président Tivaouane am nañu problème stade mu ne ma amu leen stade ma ne ko stade la boo xam ne bu wisee sax ñu annulé match ba te nag président waa Mbour gënuñu waa Tivaouane waa Thiès gënuñu waa Tivaouane Mbour stade international la am Thiès ñaata stade la am maire bi def na ay effort pour gazonner leen stade bi mais loolu lu investissement bu diis la loolu état moo ko mën a jàppale maire yi ñuy ñaan suñu jeunes yi dañu am ay sportifs am ay équipes yu compétir am ay xale yoo xam ne ëllëg war nañu mën a nekk ay professionnels ñu jàppale maire yi jàppale population yi defaral ñu suñu stade bi loolu aussi ñoo ngi koy ñaan président de la république. DER bi ñëw na muy li nga xam ni mooy 30 milliards yi nga xam ni président daf ko jagle financement jeunes yi ak xale yi pour ñu mën a am ay liggéey ci yu lu gën a gaaw loolu may wax jigéen ñi ak jeunes yi bala nga naan naam da ngeen fen nekk nañu rapproché wu ci structures yi xam pour nga mën ci bokk man ci am nan ngay def ñun ñi nga xam ni ay yàlla def na ñu nekk ci kanam di ay leader ñu jàppale leen ba ñu mën a am en tout cas conforme par rapport à les exigences parce que bu ñu ko deful ëllëg dañuy financement yi day romb Tivaouane te bu boobaa nag kenn def ñu ko lu dul suñu bopp kon nañu taxaw vraiment jël suñuy matuwaay encadrer femmes yi encadrer jeunes yi pour ñu mën a bénéficier sur ces fonds. bi ci des gis nañ ni réew mi temps yële coow li bëri na parce que bu ñuy dem élection syndicat yëpp dañuy jéem a xoj état bi kenn ku nekk da nga naan man samay doléance su bu ñu xoolee ba président falu ca réglé wu ko dootu ko réglé comme dafa soxla nag nañu andi sunu doléance teg ko def pression ci moom moo tax lu mel ni enseignants yi seeni doléance yàgg na fi am na yoo xam ne ci Abdou Diouf la woon am yoo xam ne ci Abdoulaye Wade la waaye moom tamit bu mu ñëwee dañu yooyu yëpp dafa jël engagement dina ko réglé mi ngi ci nag di ko réglé parce que sur une trentaine de points lu mat 26 yi presque am nañ ci ay accord yi ci des ñoo ngi ciy ut accord kon ñoo ngi ñaan yàlla ni ko xalifa général de Tidiane waxi keroog ca ziyaar ba maa ngi foon ñaan enseignants yi ak état bi ñu continuer ba yàlla indi jàmm ci école bi ndax xale yi ñooy avenir réew mi ëllëg. bi ci des aussi dafa am débat boo mag boo xam ni temps yi ñëpp mu ñuy prononcé wu mooy li ñuy wax parrainage président Macky Sall dani gis nañu élection locale yi ni mu demee woon Tivaouane rek amoon na 14 listes Tivaouane ku mu neex dem utilise am na ñoo xam ni amuñu sax téeméeri nit ñu leen voté ca ay millions ak ay millions la état bi dépensé ci ñoom ñu dem élection législative Sénégal bu tuuti gi nga xam ne mat 14 millions d'habitants ñu am 47 listes dañoo mujj changer code électoral bi conseil constitutionnel mujj jël dogal pour ñu mën a organiser élection yooyu loolu nag dañ ci war a jàngat
li may wax booy gouverner da ngay jël say matuwaay moo tax ñu ni tey lii ñu def ñu ni bala ngaa jóg di laaj réew mi da ngaa war a am cëslaay bu wóor mu wóor ni yow mi doo sàmba sugum gay bu jóg rek bëgg a siiw ni damaa bëgg nekk candidat état bi def ci yow ay millions nga tànn nit ñi fekk yow amoo benn projet politique bu solide amoo sax téeméeri nit di topp sa ginnaaw moo tax mu ni comme 6 millions 500 ñoo inscrire mu ni kon 1% yi maanaam 65000 personnes yi képp koo xam ni da ngaa bëgg a laaj réew mi da ngay am ay signature lu tolloog téeméer bu bind ci liste électorale bi kenn ñi d'accord naa ci pour nga doog a mën a nekk candidat loolu kay pour won réew mi ñi nga xam ni dañoo nekk ay candidat am nañu cëslaay am nañu dëgër laay dégg nga loolu jarul coow ku wóolu sa bopp dëgg-dëgg jarul coow kon ñu ko def coow di sonal nit ñi di wax loo xam ni dëgg-dëgg amul bopp amul genn ñun jàpp na ni loolu dafay gën a dëgëral démocratie day gën a tax ñi nga xam ne ñooy tànn ñu am tànnees ñu am tamee bu ñu leen jaarale ba pare ba buuse bi wàcc ñu jël kemb gu mag gi nga xam ne mën nañ ñu présenté ko comme ça kuy tànn bu rafet. donc ñoo ngi leen di gën a set ñun nag ñoo ngi réaffirmer suñu ancrage ci mouvement présidentiel parce que yàlla def na ñëpp xam nañ fi ñu nekkoon bañ fay jóge tamit dañ ko waxtaanee ba ñu ci ëpp d'accord ci. ñu jóge fa bañ fa jógee ñu créé suñu mouvement bi ñetti at ñoo ngi ci am na waxtaan bi ñuy waxtaan dinaa ko wax parce que assemblée générale la am na débat bi mooy ñun mouvement lañu est-ce que nan la ñu war a def pour jàppale bi ñuy jàppale président Macky Sall gën a dëgër gën a baax ëpp efficacité ak efficience am na débat les avis sont partagés tranché guñu ko ñii xalaat nañ ni dañoo war a toog suñu mouvement kon na di liggéeyal Macky Sall parce que pour liggéeyal Macky Sall mën nañ ko def parce que mouvement yi bëri nañu ñii xalaat nañu dañoo war a dugg APR ànd ak ñoom parce que nag bu fekkee ni da nga ngay wax dëgg la da nga war a xam nga waroo joxe bopp rocc làmmiñ dañ ci war a sumb ba mu jeex ànd ci ba mu jeex am ñu ni est-ce que yow am nga ay collègues yu nekkoon assemblée Omar Sarr ku mel ni Omar Sarr ci réew mi la nekkoon ku mel ni Samba Bathily ci réew mi la nekkoon ñoom dañoo dem uti seen parti dugg ci coalition Benno Bokk Yaakaar di liggéeyal président est-ce que mënuñu def loolu ñun ñoo ngi waxtaan incha allah mais président daf ma woo ñaan ma pour ma dugg ci partem jàppale ko loolu nag ñoo ngi ci du ñu forcer kenn du ñu def kenn ku mu neexul dinañ ci waxtaan ba am une majorité la majorité bëgg incha allah loolu la ñuy def mais en toute chose sunu Pastef du ñu sonn du ñu teyal muy guddi muy naaj pour fexe ba ànd koog monsieur le maire ànd koog monsieur le ministre ànd koog le président du conseil ak ñoom Mamadou Gueye ak responsable yi fi nekk yépp ndaw jigéen góor mag ànd fexe ba président am ndam ci élection yi loolu mooy sagu xadara Cheikh Seydi Hadji Malick wasalaamaaleykum wa rahmatulah